tabaski bi naka lay tëddee ñu am décision yoo xamante ni dañ ko fa jël yoo xam ni dafa aju ci autorité maire wante nag mu seq ko ak éleveurs yi moo tax tey jii ñu tenir réunion bi commissaire Diop teew ci l'adjudant major Pouy bu sapeur-pompier teew ci monsieur Diop chef du service départemental de l'élevage teew ci wante it ñu seq ko ak Omar Dia bi toogal fi la maison des éleveurs ak Amadou Sow ñi ñuy wax moom mooy secrétaire général Amadou mooy vice président li ñuy wax Gallé Aynabe la maison des éleveurs Thierno Ka sax waroon na fi teew waaye dafa am benn dysfonctionnement bu ci am ba ñu yaakaaroon ni moom niveau département la nekkoon mais moom it waroon na fi teew suñu collaborateur la mais surtout ak président bii di suñu waajur avocat nga xam lépp lu ñuy def dañ koy séq ak ñoom ñu toog mu ànd ak ñeneen ñoo xamante ni ay éleveurs lañ ñu waxtaan xool naka la ñuy demee ci tabaski bi ku ne xam na ni Tivaouane am na chance am benn daral bu mucc ay boo xamante ni ñoom éleveurs yi nee nañ bu weesoo la ranch de Doli gisuñu ko feneen ci Sénégal Diop mi daf may wax toujours ni ñi jóge woon ay Gambie ay Malek ñeneen ci gàmmu gi bi ñu ñëwee dañu doon gisuñu ko seen dëkk ñu tabax ko ci 16 hectares mu am commodité yépp yoo xam ne yàgg naa ko wax mun naa ci bañ a dellu si mais li desoon pour que condition yépp réunir ci tabaski bi ñu mën fa di jaay guddi ak bëccëg mooy ñu dolli bu baax a baax éclairage public foofu am na ndox ndax am na eau courante bu SDE mais ba ñu amee forage tamit dañ ko defaat foofu parce que xam nañu fi ay jur di ne il faut ndox dafay am solo jamono yi may wax ak yéen ñi ngi doon lënkale abreuvoir yi maanaam fi jur gi di naane ak forage bi ñu dolliwaat fa ay projecteurs defuñu fa sax ay poto yu sànni mais dañ fa def ay projecteurs yu leer nañ fukk ak ñaar yooyu sax xam naa ne yëgagu leen ko la même chose aussi la ñu def ci sëg yëpp pour que foofu leer nañ mu am sécurité ndax am na benn partie bu fa ne poste de police ba ñu ngi koy defaraat police dañ leen koy jox affecté leen ko définitivement ñu def ko benn poste de police boo xam dina am njariñ ci foiraay bi mais dina am njariñ même pour zone ba service vétérinaire am na fa local boo xam ne moo fa kon nag dara desatu ko am na ndox am na courant am na sécurité am na wér-gu-yaram ndaxte vétérinaire ba ma nga fa commodité yëpp ma nga fa am na fu nag yi di naane ñiy jaay am na ay mbaar ñuy noppalikoo am na couloir yi nga xam ne ñooy jënd ca la ñuy jaar nag yi am na côté bu ñu leen féetale bëy yi am na côté bu ñu leen féetale xar yi am na côté bu ñu leen féetale ñu ni nag foofu nga xam ne def nañ ci ay millions ay centaines de millions su ma fàttalikoo bi Aminata Mbengue Ndiaye nekk ministre de l'élevage lañ ko bindaat ni ko kat dañoo am problème pour yeggale ko ndax fonds yi li fi des matul mu jàppalee waat ñu 400 millions dugal ko ci ñu mottali ba fi ñu toll nii am nañ daral boo xamante nii li si des rek mooy nit ñi occupé ko bi tabaski bi ñëwee nag ñu ne Tivaouane yàgg na am ay daral ku ne xam na ni daral bi nekk ci atelier Pape Birahim Fall ñun ñëpp xam nañ ko daral bi nekk SDE ñun ñëpp xam nañ ko ñu bari it ñu ngi def élevage bu jotee ku ne bâche sa buntu kër di fa jaay say xar bi ñu waxtaanee ñu ne nag mënuñu def investissement bu toll nii ba pare bàyyi loolu nag muy continuer jar rawatina ci jamonoy Covid bii nga xamante nii salte moom dañ ko war a éviter suñ demee bay bàyyi julli ni nañ ko suspendre xaar feebar bi pare kon ñun war nañ jël suñu responsabilité ba éviter fu xat fu mel ni daralu Baye Birahim Fall wala fu xat fu mel ni SDE ay centaines de personnes di fa daje mais loolu bi ñu toogee xalaat ko ni xam ni xalaat bu rafet la it dañ ni yoon may nañu ñu jël arrêté rek jox police ni ko na ko appliqué mais suñu xalaat li ñu waxoon mooy ñi nga xam ne lu ñuy def dañuy collaborer ak ñoom toujours ñi jàppale suñu ay décision nañ leen toog waxtaan ak ñoom mais li ma leen mën a wax li tax ma ne alhamdulilah rabbil alamin lay tàmbalee mooy d'accord nañu ñun ñëpp que ni à partir de samedi prochain tey jii ñu ngi nekk le mardi 14 donc samedi 18 bu ñu xëyee képp kuy jaay xaar ña nga lay xaar foofu maanaam diggante bi la ñu war a commencer di dem mais samedi moom police dina jóg commencer def liggéeyam pour xool même coggal yi wër ci dëkk bi
dañ koy tere ku am sa xar da nga koy yóbbu président dafa jël acte ni kenn du fay benn taxe ñun amoon nañ possibilité ni ndox ma kat ku fa dugg fay nangam mais ñun fekk si nañ président ci politique am mooy ku fa dugg di nga fa dugg jaay wëgg say jur te doo koy dërëm ba tabaski bi paase su paasee nag tabaski bi dara bu day continuer ni ñu ko teree ci jamonoy tabaski bi su tabaski bi paasee moom lañ koy gën a ter ndax dañu bëgg atelier Pape Birahim Fall ak SDE nga xam ne nit ñi yàgg nañu bind ay plainte indil ñu ko suñu dégagé daral bi à partir de dimanche ñu gradé ko ba mu set sotti ko suuf si set wecc mu nekk koo xam nit ñi dinañ ko mën di fréquenter li ñu am nag amul fenn moo tax ñu bëgg ko optimiser ko mooy duñ ko def rek pour tabaski bi wala tabaski bi passé xar yi di fa nekk rek lañ fa daan nekk ku ne xam na ni éleveur fi muy gën di jaayee mooy ci luuma yi li ñu wër yëpp nag am na ay luuma lundi mardi mercredi sax am na mais sagata la sori na am na mercredi am na jeudi am na vendredi am na ba samedi Touba ñoom décidé woon nañu pour lancer fi benn luuma le 3 juin bii passé ministre bi waroon a ñëw inauguré forage bi lancé walla luuma bi fa feebar bi ñëw mais décidé nañ ñoom tey jii àllarbay suba bi nekk le 15 bi ci tegu nekk le 22 ñu lancé walla luuma Tiwaawan boo xam ne day tàmbale àllarba bi dootul dakkati incha allah buñ ci yàlla dimbalee kon ci gàttal lii mooy li nga xamante nii mën naa leen ko yebbil ci li ñu waxtaane mais li ñuy sant yàlla mooy waxtaan bi defe naa ni déggoo à 100% moo ci am seen préoccupation rek mooy mu bañ a am parparloo que ñu yamale maire bi Diadji Mbengue ak abu bii képp kuy jaay xar rek ñu xam ne benn point la ñuy jaay xar muy daral ba ànd nañ ci ak ñoom dinañ ko communiquer nit ñi le 15 la ñu waxoon muy suba mais comme tey la ñu tënk loolu d'accord ci dañ leen di mayaat ba samedi fii ak samedi képp ku yor xar nga mën a jël seen disposition dem foofu nga xam ne yaatu na yaatu boo xam ne li ñuy bañ ci nit ñi dajaloo muy nekk risque su ñoom je pense que bu ñu demee ci foiraay ba loolu dootu fa nekk kon loolu rek moo doon li ñu dajale di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla yombal xarit ku nekk yal na la yàlla may ñëbu xar ñaan yàlla it suñu luuma boobu nga xamante ni ñi ngi koy tàmbali mercredi mu dem ba weesu luuma yi nga xam yëpp ñu ngi koy dégg si Tivaouane xëy na sax lépp mënaguñ ko waxagum mais ni ñu ko gisee ñun dañuy wax ni daral boobu dañoo bëgg mu doon un ëpp par rapport à l'élevage ni ma waxoon jamono ni leen dañu bëgg bu gàmmu jotetee kuy jëndal sa sëriñ doo dem jënd ko def ko ci oto jële ko Dakar wala jële ko Daara indi ko mais da nga koy jëndee fii ci Tivaouane loolu mooy suñu objectif te bari na tey doomu Tivaouane yoo xam ne ñu ngi yëngu si élevage di ci tedd ñu fas yéene jël nag ñu loolu def ko suñu mbir ñu waa mairie di leen accompagner ba lépp loo xamante ni nii luy juddu nekk njariñ ci loolu li ci ëpp it delluwaat ci doomi Tivaouane ndaxte am nañu volonté bi am nañu courage bi li des rek mooy ñu organiser leen mais tey jii am nañ occasion nag boo xamante nii pour organiser les éleveurs defe naa si ñun la gën a yombe ndax toutes les conditions sont réunies ñu remercier bu baax inspecteur Diop bi nga xam ne ñuy jàppale bu baax a baax ci lépp loo xamante nii ñu ngi koy def remercier la police la gendarmerie les sapeurs-pompiers mais remercier surtout les éleveurs muy gàlle ay muy la maison des éleveurs comme ni ma ko waxee Omar Dia nekk secrétaire général bi Amadou Sow nekk premier vice-président teewal leen fi Abou bi nekk président daral bi ak yi nga xam ne yëpp ànd na ak ñoom di ñaan yàlla tabaski bi yàlla nañu yàlla defal tabaski bu ñu mës a dund rek yàlla na bii dàq si ñun te liñ ci am ci objectif mu nekk njariñu Tivaouane yàlla na ko ñëpp gis te ñu bokk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi